bu fekkente ne assemblée séance am na ñoom ñëpp ils seront présents parce que boo foo manqué rek ça signifie que tu es en train de porter préjudice à ton groupe parlementaire. Alaaji mu mel ni kon ci ñaari pàcc yëpp kenn leer leegu ci waaye yow ci sa gis-gis kan moo ci gën a nekk à l'aise. non opposition moo gën a nekk à l'aise bu fekkee respecté nañu kàddu yi ñu waxoon askan wi bi ñuy demander ñu fal leen pour ñu am tey nombre de députés yi ñu am à l'Assemblée nationale bu fekkee dañu jiital intérêt askan woowu daañu dem ak benn nombre boo xam ni non seulement absence dootul am ci côté majorité bi dootuñu ko ñime mais bala ñu indeeti loi daañu ci bàyyi xel bu baax te fi nekk dañ ko soxla parce que li nekk suñu kanam ci ay pétrole ak situation bi ni mu méttee fi mu nekk nii am ay députés yi taxaw def face ci yenn loi yi nga xam ni itam dugaloon nañu ko assemblée nationale sax ñu rejeté ko comme pénalisation homosexualité ak yu mel noonu tey bu fekkoontoon ni am na loxoy député yu muy jaar ci opposition bi doon na gën a yaakaarlu par rapport ak assemblée ba la weesu muy 13e législature. mais ak élection présidentielle yi ñu jëm nga xam ne ku nekk bopp sa bopp lay doon ci biir ku jege ndax mënut a jur ay jiixi jaaxa yoo xamante ni lañ leen doon xaaree jamono ji te ñoom mu nekk ci seen xel jamono ji dinañu ko mën a jëfe. dama xalaat ni kenn ku nekk mun nga dem ak sa candidat. te du tee nga défendre dynamique bi la boole woon ak sa morom biir à l'Assemblée nationale. bu fekkee ay wor na ci am. parce que député yi lañu dafa am lu ñu défendre à l'Assemblée nationale candidat bi ci parti bi la bokk certes mais dafay génn pour laajiwaat beneen suffrage universel bu bokkul ak bi ñu fale woon député yi donc jàppalante mun na am mais waruñu mën a tas dynamique bi nga xam ni moo nekk ci à l'Assemblée nationale mais loolu dànkaafu la bul fàttali fii ak booba jeu bu nekk mën na ci am carte bu nekk mën na cee am mais toujours li may faral di wax opposition bi nañu bàyyi xel ci dynamique bi ñu présenté woon Sénégalais yi ba tax ñu jox leen tey nombre de députés yi ñu am pour def face ñi fi nekk parce que ñi fi nekk lii signal fort la bu leen askan bi wan ni kontaanuñu ci ni ngeen gérer non seulement kontaanuñu mais ëllëg daañu taxaw ba benn forcing bi bëgg a am dootu fi am parce que xam nga ñu ngi wax ñu ngi wax présidentielles yi mais présidentielles yi ku nekk xam nga ni 6 candidats ñoo déclaré wu appellation 3e candidature amul existul kon ñoom seen biir dinañu xalaat kuy nekk seen candidat muy Benno Bokk Yaakaar loolu laneen la te ful la ak charisme bi député yi wane à l'Assemblée nationale dina leen xamal ni jaay doole dootu fi am ku def ñaari mandat da ngay jeexal ki fi nekk def na ñaari mandat proposer leen ñu kaneen député yi ba léegi seen nekkin à l'Assemblée nationale opposition bu ñu nekkee benn du tax ñu wuute ci seen bennoo googee parce que li mu leen mën a defaral dina valaabalal seeni ay candidats ñoom kenn ku nekk dem uti te dina tax ñu xeex lépp loo xamante ni bii jaaduwul te mu mënoon a nekk ak jaay doole jóge ci nguur gi te ñoom bàyyi nañ ci xel parce que ëppale lim bu néewee nii ci ay député ci histoire du Sénégal mu ngi soog a am. kon nag ñoom opposition bi jamono ji ñu mën a jàpp ni bennoo gi nga xam ne moom la majorité bi di wuyoo moo leen war. ñu wax ci wàllu liggéeykatu IPRES yi nga xamante ni nag daal dinañu wane seen bopp ni ki tey jii ci lu jëm ci yorin bu bon bu ñu wax ni moom moo am foofee ci seen bërëb ba ci di jël ay nit yoo xamante ni daal di wuñu ko teg ci yoon waaye itam lu jëm ci wàllu indi xarala yu yees ya foofee ci seen makkaan ba daal di informatiser système bi daal di wuñu ko def ba tax ñu dajeek taskatu xibaar yi dañ ci ànd ak Fatoumata Diop. lu ëpp tuuru loolu la nag liggéeykatu IPRES yi daal di wax ci seen janook taskatu xibaar yi naqaru na ñàkkum tëddee njaaxanaay bu direction bu ni mel moo waral ñu daal di yëkkati ponk yu bare ci wàllu wu ni mel. plan de carrière amu fi war a wax ci plateforme revendicative bi wax ci avancement la ñu soxla dara yombul lépp cher. yorin bu bon la ñu nemmeeku ci biir bile structure ba tax na nag direction bi lañ ca joxoñ baaraamu tuuma. ñun li ñuy wax xam nañ ko nañu ñëw jàppale ñu jàpp ci xeex bi ñu am interlocuteur yu fiable yoo xamante ni bu subaa lu ñu waxanteeg ñoom dinañ ko respecté. ñu ciy tudd itam engagement wu état bi bu ñu sukkandiku ci liggéeykat yi la. nos anciens muy Madja Diop ak keneen musuñu bëgg politique dugg ci biir IPRES. tey jii nag yàlla nattu nañu ba politique dugg ci biir IPRES état laxasu ci biir IPRES di lekk suñuy fonds di ko grignoter. intersyndical CNTS Sati tey la gën a taxaw ne nag dinañu sauvegarder lii la di seen bërëbu liggéeykaay bi waaye tamit ñu jox leen seen ab gëdd.
ñeneen ñuy ñaxtu nag ba dajeek taskatu xibaar yi tey jii ñoo di rek liggéeykatu ñii di syndicat autonome des travailleurs du Sénégal yu nekk ci université yi ñoom nag nee nañu la ñu bëgg moom moo di rek ñu daal di xoolaat seeni salaire comme ni ñu ko xoolee ci fonction publique bi yëpp ñoom rek ñii di agent université yu Sénégal yi doon dajeek kon taskatu xibaar yi dañ ci ànd ak Aliou Faye mi yore woon seen kàddu. wax xawma ko ñoom gouvernement bi. moom le président ne yow yaay matérialiser dogal bi ma joxe ñoom nag joxe nañ note à travers la direction de la solde ne mesure bi commencé na effectif au mois de mai juin juillet ñun nag ba léegi comme gisuñu mu dugg suñu salaire ñu ngi leen di laaj li tax duggul suñu salaire parce que ñun ci lañ bokk foofu la ñu yemagum di xaar ñoom ñu tontuñu li tax ñun duggaguñu ci ñoom la réponse boobu moo mën a jóge mais ñun constat rek la ñuy def. Serigne Saliou mu mel ni yokkuk salaire fonction publique bi daal dina yëngal front yëpp jamono ji. waaw parce que daf ci am ay pàcc yoo xamante ni ñoom ba léegi augmentation yi gisaguñ ko ci seeni salaire. Il est vrai que la mesure a été prise bi ñuy waaj a jël bon. En tout cas, à part les enseignants, les policiers et les gendarmes, yeneen parti bi ñuy waaj a def élection législative yi ci le président jël mesure boobu mais xam nga lu ñuy mën a wax rek mooy il ne faut pas mu nekk benn mesure boo xam ne ni c'est une mesure politicienne ça def ko parce que tout simplement élection législative yi moo taxoon ñu def ko bu fekkente ne dañ koy def pour les agents de la fonction publique ñi ngi ci war a gis seen bopp yëpp nañ ci gis seen bopp. je crois que loolu mooy équité il faut de l'équité salariale mais fekk dafa am ñoo xam ne dañ leen ci beddi loolu su boobaa dafay indi injustice et loolu ça ne se justifie pas parce que président bi moom moo jël mesure boobu ne dafay augmenter pour l'ensemble des fonctionnaires donc amul benn frange boo xamante ni war nañ la bàyyi ci mbedd mi ñëpp ñi nga xamante ne yellool nañ leen ñu augmenter leen je crois que aussi war nañ def augmentation yooyu te beneen problème bi mu nar a jur aussi mooy au niveau du secteur privé parce que secteur privé bi aussi ñoom ñu ngi ne puisque fonction publique yokk nañ donc normalement tey les entreprises privées war nañ nekk aussi en mesure de faire une augmentation salariale surtout que fi ñu toll nii gis nga inflation bi ni mu méttee fi ñu toll nii lépp laa doon jënde benn tey dañ naan la fukki dërëm lay jar loolu su fekkente ne parallèlement yow sa salaire yokkul dafay grever sa budget bi nga xamante ne mensuellement moom nga daan am moo tax je crois que loolu nag politique salariale boobu dañ ko war a revoir de fond en comble au niveau du public bañ a bàyyi kenn mais aussi xool le secteur privé parce que secteur privé aussi c'est des Sénégalais c'est des travailleurs ñoom aussi ils ont droit à des augmentations salariales. ñu wax ci lu jëm ci rek ñàkkum ndox moo xamante ni daal dina am foofee ca fi nga xamante ni moom moo di ca diwaanug Sindia foofu nag démb rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi daal dinañ ci jénn daal di ci nag indi ay leeral waaye mu mel ni rek ñi nga xamante ni ñoo di waa Aquatec ñoom itam jénn nañ indi ay leeral muy Moustapha Ndiaye di responsable communication ba di xamle ni nag lii di branchement sociaux yi rek daal diwul rek am lu dul ci fanweeri mètre ci ay tuyaux ñu teewlu ko ak Alioune Badara Sonko. dafa nekk benn cas bu particulier ndaw si dëkk bu ñu naan quartier bu ñu naan Déggo fa la dëkk quartier Déggo boobu tey maa ngi leen di préciser ne lépp luy branchement bu ñu fa amoon def nañ ko li tax ndaw si moom kase jotagu fa branchement mooy dafa nekk koo xam ne dafa sori tuyau central bi te branchement sociaux yi projet bi niñ ko tënkee dañu ne ñi nga xam ne mën nañ leen ci may mooy ñi nga xam ne nekk nañu sorewuñu tuyau bi lu ëpp 30 mètres moom daf ko soree lu ëpp loolu lu bari donc moom dafay soxla extension waaye képp ki nga xam ne bokkoon nga ci branchement sociaux yi te dëkk ci quartier boobu te nekk ci 30 mètres yi comme ni ko projet bi tënke branché lañ la ba noppi moom nag néewuñ dañ ko exclure dañ koy ñaan mu patienter parce que dafay laaj liggéey extension beneen liggéey bu ci dolleeku la. wax ci jëriñ gi ñu denk wàllu eau ak assainissement mi nga xamante ni tey ji ci suba nag daal dina tàmbali liggéey yi nga xamante ni ñoo ñeel lii di émissaire marin bu station bu épuration bu Cambérène boobee émissaire nag dina daal di tax ñu daal di mën a jël ndox yu bon yi daal di ko yóbbu nag ci lu soo romb benn kilomètre ci biir géej gi mu nekk mbir moo xamante ni dina tax ba wàllu pollution dina wàññeeku bu baax dañ ci ànd ak Abdoul Aziz Sow Daba. yaatuwaay gi war a toll ci lu ëpp mètre guddaay gi lu ëpp juróomi kilomètre tiwo yi lañu war a samp ndox mu bon bi di ci jaar wutali lu sori lool ci géej gi su ko defee ndox moomu lee dootul mun a génnaat wutali rivage bi. muy ay tuyaux yu mag lu mat benn kilomètre ak lu teg loo xam ne lii dañ koy dugal
pas ci biir ndox mi rek de ci suuf si nekk ci biir ndox mi mu dem lu waat 1 kilomètre ak lu topp. liggéey bi bàyyi xel lépp lu doonoon jàmbatu askanu Cambérène tax ba ñu def ci tërali nu mucc ayib jëm ci xeex pollution bile maire bi di dalal xel yi. technologie bi ñu fi wane nañ ne lépp la nga xam ni ñu ngi ko doon ragal ci ndox muy dem géej loolu écarté nañ ko. liggéey bi itam am beneen bànqaas mu di yaatal yeesal ak defaraat station d'épuration bu ca Cambérène. yokk usine bi setal ndox mi fële ci Cambérène jëlee ko donc ci fukki million ak juróom-ñeent litre yu mu mën a togg yóbbu ko ci juróom-ñeent fukk ak ñaari million yu mu mën a togg par bés. liggéey yi lee di bootu ci projet de pollution nord bu ville de Dakar koppar bu ñu ca def toll si ñeent fukk ak ñaari milliards ci sunu xaalis. Alaaji kon ñu mën a wax ne ci Sénégal jàpp nañ ñi ndox mu set ak ndox mu sell ak ndox mu salte jafe-jafe la ci réew mi. jafe-jafe la mais li ko sabab mooy loxo yi ñi mu nekk nga xam ni amaluñu askan wi wegeel ñi respect te fooguñu ni ñi ñuy waxal am nañu xel pour mën a capter ñoom li ñuy wax ki doon wax ci turu Aquatech ñimewul sax li muy wax parce que xam na li muy wax du dëgg. Moustapha Ndiaye responsable communication. du dëgg dara taxawu ci ñun ñoo ko gën a miin si njëf fuuf gën koo miin tant bab ñoo ko gën a xam fuufi ndolle man ñaari facture Aquatech lay fay par weer man ci sama ñaari kër sama kër papa ak sama kër Songo xam nañu bu baax Aquatech laata gestion ndox mi di dugg ci seeni loxo ak ba mu fay dugg li ñu wax ci seen eau man lu ma wax ci seen eau li ñuy wax ni nit lu mu la wax ci bopp ci kaangam la ko gisee seen eau la muy def ngexoox ci sama kër laa ko gisee Aquatech la muy def ci village ci commune bu Sindia sama ñaari kër laa ko gisee li ñuy wax dara du ci dëkk ñu doon def manifestation ay branchements sociaux kuy def branchements sociaux Aquatech mooy def branchements sociaux Aquatech di nax nit ñi di yokk ndox mi ci anam goo xam ne jaaduwul mu naan branchements sociaux ban branchements sociaux commune bu toll ni Sindia di ab ville askan wi fekkontoo ne am na ci loo xam ne responsabilité maire la dañu naan maire duut baaraam ni ko lii sa responsabilité defal ba ndox dem mais ndox mi ñi ko am ba noppi dañoo amul ndox mi daa demul à temps dañuy jox ñii moment bi jox ñii moment bi lan mooy branchements sociaux côté commune yooyu dañoo soxla ay branchements sociaux dafa am gestion boo fa nekkoon am ñoroon ndox mi nguur gi jël ndox mi teg ko ci seen loxo ñu ñëw au lieu ñu satisfaire demande askan bi ñuy requête askan yi yokk facture ndox yi exiger leen loo xam ne askan wi xamuñu ko woon par la force comme li am ngexoox fekk fa ndox nga am sa compteur ñun dañuy dajji sa compteur par la force indi suñu compteur bopp ba noppi nga fayaat abonnement 14000 loo ko mooy ñu coupé lépp te yow dañ naa fekk nga am ndox normal amul benn problème dafay say facture normal ñu ne la léegi da ngay am compteur bu bees defaat beneen abonnement ñu dindi compteur boobu par la force mais loolu fan la am te ñu ni kenn du ko kaas li muy wax amul teguwul Sindia dañoo am problème mu ndox gox boo dem même ñi am ndox dañuy am ndox temps bi du ñu am ndox temps bi su weddee na ñëw ñu dem yenn Sindia maak moom maa ko gën a xam Sindia fuuf du dëgg Aquatech dañuy requête askan wi te daañu continuer di ko dénoncer seen eau leen ëpp doole fuuf te dañu leen a def face di dénoncer ni ñu def ndox mi te ñoom li ñuy def waa CO société bu ndaw la comme Aquatech la ñuy def ngeeñeen moo yées am na fa ay dëkk njamaan ak ay rof dañuy toog toute une année duñu am ndox li Félix di def Kaolack moo yées non seulement dafa utiliser ay outils yu SONES ba noppi ay taaxi SONES ak yépp ba noppi di dagg bopp askan wi ni mu leen neexee société étrangère ñëw fi di dangi jël ay sénégalais di leen def loo sale boulot ku ko fi wax ñu weddi la waxuñu benn dëgg dañuy yuus sénégalais yi te daañu continuer di ko xeex ba ñu respecté sénégalais yi di leen jox ndox mu sell di leen jox ndox mu doy di leen jox ndox mu njëg gi jàppandi seen eau leen ëpp ndox te daañu ko suus gilim ndax waa Ndakaar mën nañoo seede li leen waa seen eau di def ak yeneen dëkk yi di waxul dëgg de maa ko défier askan wi nañ leen jox ndox mu baax
ñu wax ci ñàkk kaaraange goo xam ne jamono ji kon ñu ngi koy dund ca diwaanuk Liberté 5 ginnaaw bi nga xamee ni nag dafa am ak gone goo xam ne dafa dëkk xaar yàlla ñu daal di ko nag faat takk ko ca ay camp foofee ca Liberté 5 waa li xaar yàlla ñëw kon songu si askanu Liberté 5 muy mbir moo xamante ne nag bu moywul mun na daal di jur jéye waral police nag daal di fa nekkoon ngir arrêté lu ni mel askan ñoo ñoom ñu ngay wëy di wax ni loolee daal deewul xewoo ci seen gox boobu te itam jàmm rek lañu fa bëgg dañ ci ànd ak Fatou Lay Mbaye Diop. Liberté 5 ña fay yeewoo ci quartier bi li ñoom duñu fàtte benn yoon violence yi nga xam ne rek xëy nañu nemmeeku ko ci seen quartier ay ndaw nag jóge ci beneen quartier ni nag dañuy venger wu seen morom bi ñu faat ci terrain bi. sama benn oto mais ñi sama voisin yi ñi fi dëkk ñëpp seen oto toj nañ leen presque ay 19 oto lañ fi toj bon ñoom nag matoon nañ 30 personnes. itam fii itam jeunes itam jóg nañu ne tam kuy waaj a dugg seen quartier ñoom dañuy defanteeg ñoom. ak situation bi lee teewaay police di dalal xel di tuuti. xel dal na parce que police mi ngi fi wax dëgg yàlla ñu. mais ba tey daal suñu xel dallu parce que ñoom ñi ngi menacé ne dinañ dellu si waat. ñoom ndaw ñi dañoo juum ci seen cible. ñu saccagé fii yëpp waaw dañ jàpp ni waa koñ bee ko def te war ko du waa koñ bi te boo yëpp wax nañ ni du waa koñ bi. xale bu baax la bu yaru di siggi xool nit. yéene wuñ ko woon franchement ñeneen nag duñ jóge fee ñëw def ko ba pare ñun ñuy payelee pour casser loolu tam dafa métti si xol. waaye terewul li fi xew rek ñoom askan wi nekk fii ci Liberté 5 di woote ab jàmm. ñu ngi leen di ñaan ñu revenir à la raison bàyyi lépp mu sedd parce que jàmm moo gën lépp. Sëriñ Saliou muy kon lu situation boo xam ne dafa jéggi dayo parce que yu ni mel nag bëriwul luñ koy dégg ci réew mi ay koñ ak koñ a ngi xeexanteek rayante loolu moom ëpp na. mais loolu ay nawetaan laa daan gis ay koñ ak koñ di xeex. souvent mais bu fekkente ne ni mu demee nii. lii vraiment justice populaire la. te dans un pays boo xamante ni dafa am ay loi vraiment établi je crois que nit warul mën a fajal boppam. lii nag li muy wane aussi mooy. absence d'abord de sécurité bi nga xam ne moo am ci réew mi. et aussi vraiment la justice aussi traîne les pieds. parce que yu mel ni su fekkente ne dafa am ñu ne dafa am benn xale bu ñu jàpp dóor ko mu dee mais ñi nga xamante ne ñooy responsable yi je crois que rapidement war nañu déclencher une enquête. parce que xaw ma ndax ñun jàpp nañ leen jàpp leen parce que ñi ngi naan ñoom dëkkuñu ci koñ bi. mais ñoom foofu lañ ko defee donc lan moo tax ñu ñëw ba ci koñ boobu defee ko foofu. affaire bi y a beaucoup en tout cas dafa bëri ay zone d'ombre mais war nañ ko clarifier parce que xale yi ni ñu dem ba dugg ci koñ boobu toj ay oto demee mën nañ dem monter d'un cran defaat leneen loo xam ne mooy gën a yées li nga xam ne moom lañ def te su boobaa dina am ay peut-être ay bakkan yu ci loru te peut-être ñooñu seen yoon newu ci léegi nag je crois que police déjà gis naa leen fa ñu ngi sécuriser les lieux mais est-ce qu'ils peuvent être là en tout temps loolu aussi c'est la grande question moo tax ma ne ñi nga xamante ne ñooy def jéey yooyu nañ essayer vraiment remonter yenn pistes yi fexe leen jàpp xool ba xam ñooñu fan lañ dëkk ak lan moo tax ñu def jëf ju ñaaw jooju mais justice populaire daal baaxul xale yi nañ leen ramener à la raison je crois que il y a lieu dem ci xaar yàlla aussi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo fa nekk waxtaan ak seen i kilifa ñu téye xale yi en attendant bien sûr que la police def seen i recherche bu fekkente ne ñi ko def foofu lañ dëkk ñu jàpp leen bu fekkee ne aussi dëkkuñu fa ñu fexe ba am ay piste jàpp leen ba pare vraiment rendre justice ki nga xamante ne moom la ci bakkanam wadd na. Alaaji kon ak fi réew mi toll ci wàllu yëngu-yëngu yaakaar naa ne yu ñu mel moom dafa nekk lu ñu war a fay ci ndorteel li. De toute façon waajur bu nekk responsable nga ci jëf yi di mel nii. responsabilité bi ci gën a fës ci waajur nag mooy waajur buy nëbbal ay doomam ndëngteem. c'est très important. ñi def ki ñu rey ñi rey ñu ñëw fayu si dafa laaj ñu identifier ku nekk ban quartier nga jóge dafa laaj ñu identifier kenn ku nekk say acte lan moo ko définir mbokk nga xarit nga gayen nga wala këlëb nga bu fekkee copain nga wala mbokk nga ci nan ngeen copain woowee ci nan ngeen gayen noowee est-ce que quartier ak quartier la Ablaye Ndiaye bu dëkkee Zamzam ñu ndogal dal ko njaareem waa Sangalkam ñu intervenir daañu poser question lan moo boole Ablaye Ndiaye bi dëkk Zamzam ak waa Sangalkam très important foog ñu bàyyi di nëbbal suñu doom yi ay ndëngte loolu mooy màggal jëf-jëfu banditisme day tax ëllëg parce que doon na néew na lu muy am ci Sénégal nit ku nattu dal ci njabootam moom ci boppam la personne wala famille ci deret wala waa koñ ba dem fayoo ji comme noona dem agir ci façon boobu yoon dina def liggéeyam
mais dina am nu ñu ko waxtaanee mais bu dee affaire clan affaire gang faw fay wante am. loolu moo tax ma ni ne way jur yi delluwaat ginnaaw te ñuy wax dëgg ci doom yi tey dénoncer doom yi te bañ a cautionner lu nekkul dëgg affaire agression affaire banditisme ak yeneen ak yeneen fii ak way jur yi du ñu continuer di dénoncer seeni ay doom dafay gën a màgg parce que bu defee jalgateem dina am fu muy làqatu dina am fu muy bóof foofu muy bóof nag day tax la mu tàmm di gën di màgg yooyu kenn du koy yaral te mu ngi commencé ci biir famille mooy dem ba indi yi ni tey ñi nekk ay victimes ñëpp seen yoon nekku ci agressé wuñu reyuñu agresseur bokkuñ ci gang bokkuñ ci clan mais ñoom dong lañu yàq seen i ay alal te bàyyil ba enquête bi dem ba ci cëppaandaw ja di nga gis ne ñi def action yi bokkuñu duñu sax dëkk ci quartier bi booy bi dëkk en général genre gang lay nekk rey nag du yoon certes mais bu ñu mukk nangul suñu ay doom seen ay ndëngate baaxul ci société bi. ñu wax ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di waa CUDIS ñoom daal dinañu taxaw rek ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu haine ak itam wàllu ñàkk joxe ay xibaar yu tegu ci yoon ci réseaux sociaux yi cadre unitaire de l'islam ñoom daal di tàmbali nag ab campagne boo xam ne ñu ngi ciy ñaax surtout ndaw ñi ngir ñu dakkal lu ni mel dañ ci ànd ak Younousa Baldé. xastante ak it joxe xabaar bu dul dëgg seetlu bi mooy ni xale yi di utiliser réseaux sociaux yi de doy na waar lool fii ci Sénégal. alxuraan nee na boo duggee xabaar na nga seet xabaar ba ndax wér na wala wérul bala ngay toxal. waral cadre unitaire soxal islam de CUDIS fas yéene amal ab campagne de sensibilisation ngir xeex lii di désinformation buy am ci réseaux sociaux yi. di campagne boo xam ne incha allah. dana durer li nga xam ni mooy ñeenti weer 4 mois yoo xam ni slogan bi ñu jël mooy waxal lu baax mbaa nga noppi loolu di xadis boo xam ne yonent alayhi salaam moo ko waxoon. ay kuréel yu mel ni ànd sàmm jikko yi ay personnalité religieuse imam bu mosquée Masalikul Jinaan ñoom ñëpp fekkee nañu lancement bi les campagnes. ñu xam ne xale yi ñooy avenir réew mi il faut ñu yar leen il faut ñu sensibiliser leen ci li leen jëriñ ak li jëriñ réew mi. ndax kat am réew jikko Ahmed Shawqi doon na ko wax. CUDIS du cadre unitaire bu islam fii ci Sénégal fas yéene ànd ci campagne bile ak Meta Instagram WhatsApp waaye te état bu Sénégal. jaajëf Younousa Baldé Serigne Saliou mooy li ñu doon wax léegi faaw ndaw ñi ñu gën leen a nag tënkaat ci li nga xamante ne moo di valeur yi te itam détourné leen ci li nga xamante ne mooy ñaawte fi rawatina réseaux sociaux yi. malheureusement éducation léegi dafa sooxe ci suñu réew mi. parce que tout est question d'éducation. parce que nit ki am na nu ñu koy tàggatee am na nu ñu koy yaree. c'est-à-dire fu waajuram mu nekk sax dina am loo xam ne dina ko jomba def. mais ki nga xamante ne nag amul benn éducation boobu kooku su nekkee en aparté lu ko neex na moom lay def. moo tax éducation de base am solo éducation aussi ca daara ja am solo éducation à l'école aussi am solo. waa CUDIS yi li ñuy def nii c'est une très bonne initiative mais fii aussi je crois que. état bi ñoom ñoo gën a sooxe maanaam ci xeex bi ñuy parce que xeex bi ñuy xeexu état la war a nekk parce que état moo war a am ay lois yoo xam ne dañ ko war a teg mettre ko aussi en application et pourtant les lois existent sur la régulation des réseaux sociaux mais c'est un secteur boo xamante ne nii qui est extrêmement difficile pour nga mën ko maîtriser léegi nag je crois que il faut implication de beaucoup d'acteurs mais premier acteurs yi mooy les familles les maisons il faut d'abord à travers nos maisons ñu yar suñu doom yi xool suñu doom yi aussi nan la ñuy utiliser les instruments technologiques mais niñ leen di bàyyee à la disposition ñu yore seen i portable yore seen i smartphone te yow lañ cay def lañ cay nekk yëpp mënoo ko contrôler c'est que faillite bi ci d'abord ci waajur yi la njëkkee ba pare tas ci biir société bi moo tax il faut plus de vigilance waajur yi xool nan la xale yi di utiliser quand même les instruments technologiques parce que loolu bu ñu ko deful ils seront à la merci de n'importe qui te su boobaa aussi mooy indi dérive yi ngay gis sur les réseaux sociaux nit ñi lu leen neex ñu bind ku leen neex ñu saaga et des fois am na ñoo xam ne sax yoon mën na dal seen kaw mais malheureusement aussi yoon dafa sooxe et loolu moo tax fi nekk nii CUDIS ñoom dugg ci xeex bi nii mais en réalité lii xeexu état la war a nekk. alaaji xeexu état la war a nekk ndaxte CUDIS ñoom rafetal lañ ci mën ak itam am ci xalaat bu rafet waaye la cay ndogal nguur moo ko ci mën a jël. moo ko ci jël moo ko ci war a jël taxawee ko ci instruments yi nga xam ne am na ko ci wàllu police wàllu gendarmerie par exemple yaa xam ni tey bu fekkee am na ay xale yoo xam ne ay gang lañu ci benn quartier gendarmerie wala police wàcc fa guddi tey la seen bakken
def njàmbarte ba démanteler bande boobu noonu jël leen yóbbu leen ci yoon xale yi def fa benn weer ñaari weer génnaat ça sert à rien loolu responsabilité état la am réew bu ñu bëggee mu dox day am encadrement tey day am ay sanctions loolu mënut a ñàkk te lépp tegu ci dëgg bu fekkee bëgg nañu yëf yi dox bu fekkee bëgg nañu comportement ak doxalin ci wàllu éducation ni ñu ko bëgg mu demee noonu xale dañ ko contrôler ci réseaux sociaux yi parce que ni mu amee ay négatif noonu la amee lu positif quand même ñu wan leen li nga xam ne moo ci jaadu jamono itam fi mu toll mënoo jël xale tëj ko à 100%. mënoo ko jël tëj ko ba du am benn ouverture du xam nu àddunay doxee du xam ni jamonoy doxee parce que tey xam-xam foofu lu tënku te kenn ku ne da nga bëgg sa doom am xam-xam mais eggul ci saaga ak ŋàññi ak nit ñi ni ñuy taañaañale ci biir réseaux sociaux yi des fois nga gis benn vidéo wala benn commentaire da ngay du waa ji li muy def moo lay yéem de mais da nga naan est-ce que moom ci kër la jógee kii def lii ki saaga lii est-ce que moom am na way jur moom est-ce que am na papaam bu tudd Ablaye wala Nogay wala yaay bu tudd Nogay si tu poses la question est-ce que kii xam na loolu mooy li yàlla doon wax balhum kal an'am dañuy dem bu mujj mel ni ay bàyyi ma alxuraan la nit daañu egg ci gën xel mu jaxasoo boo xam dañuy mujj mel ni ay bàyyi ma wala sax bàyyi ma tane leen ñaanuñu yàlla egg ci situation boobu mais da nga gis ay interventions yoo xam ne ci réseaux sociaux yi da ngay xam ni borom bu nekkee nit itam amul ak nite amul insaniya ñii nag bu ñu nekkee ay kilifa diine doon ay boroomi xam-xam ñi ci nekk ñëpp ay boroomi xam-xam lañu. ay responsable lañu ay kilifa lañu defe naa ne état bi war na leen a dooleel ndax lu bon nit ñi ëmbal nañu leen kersa lu bon te Sénégal xam nga lu ci gën a métti yaa xam ne léegi amatul médiation. islah saat bay na amatul léegi te ñii mun nañu def médiation mun nañu dimbali fu dialogue social